What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Some guy. Yeah, before going further, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Jadi ko may Pape J, Ibrahima Ndaw, Moustapha Mané, Dagout from Belgium, Amadou Dame Diagne Serem Koumba Mané, di ko may Omar Fall Niaw Sikim, di ko may Mamadou Fall Nante Kaolack, Farmata Seydi Dieng Sall fële ci Kër Massar, di ko may daam bi ne sama wet waaw day julli nuyu quoi il est trop pieux ba sama gars yi assez de mbàcca mbàcca ba sama gars yi tey damay wax ci capitaine Dièye xaw ma Gobi Dièye ñëwaat na génnaat da di wax il a traité Sonko de tous les noms d'oiseaux moom nee na manqué wu ko respect nee na pensé am la wax mais yenn yi moom am na yedd yoo xam ne moom dóor cravate sax lay gënal quoi moom nee na Sonko amul lu muy afama idée yoo xam ne d'accord fa ak moom beneen la toog ak moom moo tax àndul ak moom quoi tu vois man loolu sax d'accord naa quoi bu nit ki moom kenn la force koy àndal bu la neexee sax nga gis soleil bi ne soleil lii du soleil mais man nu mën a bàyyee Sonko di ànd ak Idriss Seck man loolu moo jaaxal te ñoom ñaar mu nekk ñaari chemin yoo xam ne bokkul bu doon ascenseur tey jii nii Sonko dafa jël ascenseur di yëg ascendance course ascendante Idriss Seck moom day wàcc isin bi Idriss day wàcc Idriss ñëpp xam nañ ne moom code de popularité mu wàcc na yàgg na tu vois toolu golo du ñor fii Macky Sall waroon toog ne Idriss Seck moo fa waroon toog te génn na récemment sax maa ngi gis ay vidéo xam vidéo bu yàgg la mu ne muy accusé Macky Sall nag moo li kii day ngisal mosul bëgg Macky Sall nee na Macky Sall moo ko jaxase ak Ablaye Wade jaxase ak ay Mamou Saleh ñu combine moom Mamou Saleh bañ ko dàqal quoi tu vois naan Idriss Seck day enregistré Ablaye Wade Idriss Seck mi ngi ay fortune moom daal am na tam na Macky Sall dëmm moo ne kii bu dajee Macky Sall saa bu ko xoolee mi ngi koy saaga ci xet tu vois donc man vraiment yow capitaine Dièye mu ñëwaat nag léegi si maanaam tey ji wàllu maanaam booy ànd ak nit quoi nga war a ànd ak moom si ay jikko Idriss Seck man du ma su ma doon ànd ak moom du ma ànd ak moom si jikko parce que Idriss Seck tey ji amul war moo te amul kóllëre quoi Idriss Seck bi nga àndal tey ji moo fi jàpp Abdoulaye Wade mu ne Abdoulaye Wade amul lu mu ko defalu tu vois mu jàpp Abdoulaye Wade boobu noonu traité que de tous les noms d'oiseaux si mag avec l'âge qu'il a te ak fu mu jaar ak moom tu vois moom bu dee 100% 95% yi Abdoulaye Wade la mun a ancien spermatozoïde futur cadavre avec la complicité de Souleymane Jules Diop loolu comme démb fii quoi tu vois amul lu mu wax la Abdoulaye Wade tu vois sàncee Thiès yi te lañ ko doon jiiñ sàcc noonu koy Idriss Seck du yomb sa tal parce que ay lampe surfacturation la def Thiès tu vois après la preuve en est que élection yi mu bokkaat ay xaama la fi indi ay xaama luy ay Tafa Gueye mbër ay 100 mbër tu vois ay malal leen fay ay journée mais Idriss Seck moom bu ne dafa amoon xaalis lu tax moom xaalisam parce que nit wax bu dofee ndax koy dégg warul dof moom xaalis bu ko amoon lu tax mu jël Ablaye Wade bu mu jógee France mu koy marché bu bleu di ko def comme Simba Gaynde di ko doxaloo ci mbedd yi temps yooyu amul dara donc il a profité de notre argent te invité nañu ko fii RFM mu naan Abdoulaye Wade moo ma dénkoon fonds commun yi si la Idriss Seck bi ñu xamee fonds commun moom moo tax Sénégal bu ñu xamee pétrole Aliou Sall tax waaye bu ñu xamee fonds commun Idriss Seck moo tax da nga yow tu préfères t'allier avec ce gars là côté fois boo demee tey mu ne Tidiane la suba murid la gannaaw suba mu ne bu leen julee màkk ñoo leen bàkk Idriss Seck bu ñaar ma ko yàlla mais bu faloon tey ji mën na yàq suñu relation diplomatique yëpp parce que tey ji mooy loolu léegi yow nee nga Sonko solution bu baaxul livre bind solution waaye léegi yéen proposé leen livre yéen xanaa boo leen di bind livre yéen kii ngeen di bind détournement de deniers publics ngeen di bind yow capitaine Dièye da nga xam ne yow affaire bi c'est l'armée quoi tey balaa dee nga ne yow tu as de l'admiration avec pour Sonko juge dem ak yow quoi non foofu génn fa yow tu es un lâche acte de lâcheté nga def parce que armée boo fa nekkee il faut taire les secrets tu vois armée boo fa nekkee nekk militaire dëgg isant fi da ngay gumba taxlu doo ba sax bëri wax soldat bu bëri wax bëriwul yow tu es un mauvais soldat yow tey affaire traite nga def tey booy woon say contingent yàlla da ngay daw bàyyi leen fi da nga leen sacrifier tu vois mais nga naan su ma amoon ay schéma naa war ne kii du ma concurrence bi nii franc CFA bi amul idée man de Sonko bu amul idée xam nga kan moom idée livre solution bu baaxul xam nga la moo baax waaye léegi yow bindal livre ñu comparé ku mën na def yow léegi bindal livre ñu comparé solution ak li ngay bind tu vois nga ne ay franc CFA bi d'accord ci affaire noonu yow Maroc demul boppam Afrique il est avéré que ne Afrique ñi yor seen monnaie bopp ñoo décollé fu mu ne nii ñi nekk sous perfusion di dépendre ci France ba léegi moom mooy kii loolu du ma si jóg di wax yow tu as peur de la liberté yow loolu la isant fi bëggoo liberté yow da nga bëgg tout temps nekk ab jaam isant fi ñu lay dóor la mal mën yow loolu moo lay neex tu vois mais vraiment sa idée yooyu vraiment bëggoon naa xam ñu jox la cré jox la tableau nga wax ni Sonko fu mu kiiwul quoi nga ne da nga toog ak Sonko mu wax nga xam ne kii doo ànd ak moom non doo ànd ak Sonko parce que yow opportuniste nga Sonko ku bëgg xaalis isant fi di calcul mental bëgg dara doo ànd ak Sonko parce que ñun on a rien à donner ñun dañ ñëw pour changer la donne loolu la waral Idriss Seck
élection yi mujjee mu mel ni tey jii Gaston Mbengue buy tëgg classe nga gis ay bopp Hadjibou Soumaré rek bopp Malick Gakou parce que xam ne buñ ñëwoon ci Sonko tamit buñ ñëwoon ay idée rek lañ fiy fekk ay idée ak nu ñu développé Sénégal donc ils ont préféré dem ci nga xam ne tey jii moom tàmm na ab càcc tàmm na ak nju jàcc bu ñu faloo foofu ñoom ñu dem ñu kii loolu tax am nañu Sonko tu vois yow tamit loolu nga bëgg tu vois te fa nga toog nag amatul dara Idi réew mi baa dooleel Oumar Gueye daw na ñëpp daw nañ parce que Idi amatul dara xaalis ak nu mu mën a toll boo jëlee di jël te dara duggul mooy loolu noonu Idi amul dara moo tax élément am yëpp daw nañ yaa fa des yow mi xam ne tu n'as rien compris vrai dof nga ku déglu nga wax ñoo xam ne mi vrai dof nga yow avant ngay démissionner sa armée moom moo la doon bàyyi di la faju dof di la fay parce que yow vrai dof nga baaxoo sax si biir armée tu as bien fait nga génn parce que dof nga tu vois donc sa parti boobu amatul dara Idriss Seck amatul dara ce n'est plus un secret amatul dara dafa daanu di ko marabu bi naan Idi faux président marabu bi wax na dëgg du nekk 4e président mais dina participer si 4 élections te yëpp day daanu participer na benn ak Ablaye Wade participer bi ak Macky Sall bi di ñëw day participer deewaat gën a dee nag mu nekk le coup mortel tu vois donc yow tu as misé sur le mauvais cheval donc yow ñun on ne veut pas de toi parce que tu es un opportuniste da nga ñëw si politique bi pour defaru tu vois peut être bëgg nga dara armée bi may la ko nga bëgg a ñëw léegi defaru nga allié ak kii mais tu as misé sur le mauvais cheval te boo ñëwee si ñun doo fi am dara parce que ñun xamal lu suñu problème Sénégal nu mu génnee ci guuta gii xamal lu suñu problème corruption nu mu fiy jógee xamal lu suñu problème nu ñuy def bay waa Kër Massar bañ amati xamante ay mbënd xamal lu suñu problème mooy immigration clandestine bi nu ñu ko mën a éviter ak yooyu ñu loolu moo ne suñu problème tu vois donc yow boo ñëwee di ak yi amul dara lu ñuy apporter amul dara lu ñuy apporter ñoo naa besoin ay Bassirou Diomaye Faye ak ñeneen non ñoo soxlaaw ñu lâche on a pas besoin d'un lâche suñu team quoi tu vois ñëw fi ay franc CFA idées yi may joxe solution yow solution mën ngaa wax dara ci solution yéen boo doon bind livre détournement ngeen di bind te ngeen uyu Mame Mbaye Niang nee na seen compte yi ñu gelé ak seen transaction yi loolu leen jàpp napp leen loolu doo leen wax tu vois balaa may dee ngaan opposition bi nga formulé benn phrase ne opposition bi amul kenn ñi di wax ñëpp opposition bi kuñ ci joxoon dëkk bi du am moyen pour développer ko d' accord bu la neexee nga wax loolu mais dama bëgg xam ne au Sénégal y' a plus d' opposition y' a que seul opposant muy kan Ousmane Sonko mooy bomb mooy buzz tu vois ñëpp daw nañ bu fi opposition day mel ni dafa am ay éléments yu bëri andi Cheikh Issa Sall pur anamu ñooñu ani Idriss Seck fu mu ne est ce que deful ay prêt ci banque wala mu xool leen lu mu defaate nii dootul am dara du ko am toolu golo du ñor fii Macky Sall toog moom moo fi waroon toog tu vois donc moom dafa waroon nangu tu vois yow mi jarul ngay ne fi di jéem a ki nii deewal foofu noonu doo nekk président te si mouvement boobu ngay dee mouvement de soutien te tôt ou tard xam naa si Macky Sall ngay dem balaa 2024 si Macky Sall ngay jëm parce que jaam nga da ngay war tu vois donc on n'a pas besoin de vous ñun li suñuy préoccupation mooy sénégalais yi ñuy génnee ci guuta quoi tu vois te Sonko du ne va pas se rabaisser mu lay tontu comme ni ko maam Mor waxoon ay yow ay El Hadj Diouf ay Serigne Diop Fall bu leen tontoo dangay am buzz yéen comme li Sa Ndiogou wax rek Sonko mooy seen gagne-pain ku ci bëgg am tey ji Macky Sall Sonko mooy raccourci bi waxal wax ni ñu recevoir la jox la muy yow ay birima noonu ngeen a dundee ay jaam nga quoi problème yi sénégalais yi am seen yoon new ci donc man vraiment maa ngi jégul sax dama jël sama temps bi di la jox parce que vraiment sonn naa te démb j'ai mal dormi mais il faut ma ñëw wax ak genre énergumène yi mel ni yow quoi tu vois donc sama gars yi loolu la woon te ngeen jàpp si mouvement bi MDB Macky du bokk 2024 ñu fëgg ko ba pale ñëpp xam ne kii da dul bokk tu vois quand Trump nous traite parfois de pays de merde c'est compréhensible parce que boo gisee ay pays yu mel ni Guinée la fa xew Côte d'Ivoire tu vois bi ne la pays de merde rek xam ne gars yi ils ont raison tu vois ay nul ne peut faire 2 mandats consécutifs waxoo 2 mandats de 5 ans 2 mandats consécutifs tu n'as pas précisé nga def 7 ans ak 5 ans léegi nga bëgg a ñëw indiwaat léegi affaire noonu bala may dañu gars yi naan Macky du bokk affaire noonu Macky dafa bëgg a bokk la preuve mooy maanaam tey ji ku ne Macky day bokk mu bàyyi la soo ne mëntul bokk si nekk si parti mu dàq la loolu nu koy mën a exemple bi may joxe mooy dafa terre à terre tey ji soo nekkee sa papa ne sama papa du monsieur takk ñaareel mu mere la du la jox goûter du la may xaalis ba sama papa góor la mën a takk ñaareel mu jox la xaalis ça veut dire que paa bi daaxul hypothèse boobu donc loolu exemple dafa terre à terre quoi tu vois donc Macky Sall MDB Macky Sall du bokk ñëw roll back malaria roll back Macky Sall out of this town na dem këram gi nekk Ousmane mu dëkk fa wala Mermoz mu toog fa tu vois te xaar audit yi day ñëw par force fii Karim Wade jaar Aliou Sall dafay jaar tu vois bien que Karim Wade c'est une autre affaire parce que boobu règlement de compte la tu vois gars yi ñu ngi wax mais non rien compris parce que bu ñu daaxee Macky Sall assemblée wàcc ay nomba tànkam Karim Wade moo taxoon donc moom loolu taxoon mu jéppi Karim Wade parce que règlement de compte la vengeance la quoi tu vois loolu la quoi naa si gën a ñëwaat approfondir ko déglu leen cloche bi sama kanam bu ñaaw gi génn ma la Thion la de best channel via YouTube